considère et je suis même convaincu que Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul a hérité de la meilleure des créatures, en l'occurrence le prophète Mohammed, qui est le sceau de l'ensemble des prophètes. La lumière qui éclaire l'ensemble de l'univers. Par conséquent, donc, tout dirigeant sénégalais et dirigeante qui aspire à faire émerger le pays sans y associer la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, cette aspiration est très certainement vouée à l'échec. Assalamualaikum. Qad fakka kabla qad basta fadla fadur walla wa nafu jaay. mu tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul keroog ba mu ne cëpp Tuuba teg tànku ndey jooram dafa wax ni jàkkaarlu boromam ni ko nazaltu tuubal yawma dayfan ya karim laka fa akrimni ikraman yadum ni suñu borom subhanahu wa taala tey wàcc naa fii teg sama tànk fii ci Tuuba nekk sa gan yow yàlla yow mi nga xamante ni bii yaa tedd tey joxe teranga ma bëgg nga teral ma fi teranga ju sax waaye mu jëde moom Serigne Touba daf ni ko habli zawahira mahal bawatini daf ni ko day si na bari waaye nga ko baatin la baatin ba mooy lan mooy alquran ja fa nekk mooy hadis ya fa nekk mooy daare kaamil mooy xasaayid ya zahir si mooy lan na Makka ak Madina mel te ku fa taxaw sa xel war a nekk Tuuba te ñii fi nekk waxuñu lu ca jëm ndax xamuñu ko ndax idéologie coloniale loolu la bëgg ngeen déglu ma bañuñu ko dañu ko xamul jànguñu ko xamuñu ni Tuuba borom dafa wax yàlla ni ko wàccal bihi daariya kal madina barakatan wa kahbatan masuna xamuñu ni na Makka ak Madina mel ci zahir boo demee Touba dafa war a mel ni yaa nga foofa et pourtant sur le plan démographique et sur le plan géographique ci zahir mooy xolu Sénégal mooy deuxième ville du Sénégal avec 2 millions d'habitants. dama defe ne dañoo fàtte ne Touba warta doon commune wax naa ko fa nekk Touba dañ ko war a jàppe ni Makkata al Mukarrama ndax borom moo ne hajju ilayya borom moo ne hajju ilayya fa bayti ka'batun nusibat te fa sahibul bayti indi wal hama hurumi. soo gisee sama révolution bii may waaje yëkkati révolution bu pacifique la mais du pour rek affaire politique wala pouvoir déedéet ci domaine yépp leader laa boo xamante ne bii bi mu jotee ñu cuqataan ma ne ma jot na te du ma waxantu kenn mënut a fexe ba dara ñor ma lu dul li ma ñor muy ko tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ak li mu bind bàyyi ko fi moo tax bu nu demee dellu ca la bu nu wax ca Masalik fa lay sa yuy jibu sawadul jismi safahatal fata wa su al fahmi ki kay sowee na der bu ñuul loolu moo tax faw ñu ñemee réforme yi faw ñu ñemee ko. bu fekkente ni comprendre nan waxi ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul di ko jëfandikoo ni ñu ko war a jëfandikoo réew mi jàmm rek a fi am waaw waaye doonul loo xam ne daf ko bind bàyyi ko fi ba noppi ñun ñu bàyyi ko fi ni ko fi tegg di nekk ci yeneen déedéet loolu taxul mu bàyyi ko fi bu doon loolu kay mu def ko na mu def yi mu fi bàyyiwul ya mu daan jàmbaat doon ko naanaat ak ya mu daan gas di def ci di ko suul ci suuf ak ya mu daan sànni ci biir géej gi waaw
jëfinam yooyu rek war na noo mën a gën a yee ci ne moom pour créature yi yëpp la, pour mbindeef yàlla yëpp la, ñi nekk ci géej géej ñi nekk ci jiiri. moo tax mu ne yaa ahla barri yaa ahla bahri hunju li barri bahri saqaay. loolu mooy lu leer nañ. li nga xamante ni bi doon naa ko junji ku ne xam na ne révolution ñaar du ko def ak ñett, kenn koy def. ña déterminé te amu fit te ñu bokk ak moom yëg-yëg ñu ànd ci ak moom ba àdduna soso ba léegi loolay xew. man révolution bi may waaj a mane te tudd ci pacifisme li tax ma tudd ko ci ku ne xam na ko. ku tedd ki dafa dem ba ñëw fanweeri at ak ñett mu daj lu nekk ba noppi na afatu anil a'da'i turan li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfahu. kon ñun mënuñoo mëne benn révolution buy jur violence mënut a nekk waaw ndax foofay sunu teen fa la nuy roote mooy sunu mbànd fa la nuy naane. waaye su ngeen gisee ñuy diggaate démocratie bu gën a parfaite mooy démocratie bii nga xam ne bu tubaab yi la day tàggale sëriñ ak taalibe di tàggale ndey ak doom di tàggale mag ak rek di tàggale baay ak doom di tàggale xarit ak xarit. ay yéen borom xam-xam yi dem leen ca bayit ba madda liyal xaqul mubinul xaqa wa bil xiyaar al ulama raqa. les savants tel leen na wëlbatiku gëstu waxi ku tedd ki. ay waa ji xanaa yërëmu leen waa réew mi. cofeel day lu am solo waxoon naa ko léegi moo tax diggante ku tedd ki ak gën ji mbindéef waaw suñu ñaari cofeel yooyu roofaloo ni bu yàlla ak basam ni ñu roofaloo ba mu ngi lama xayaati lil xayaatillaahi. mission bi dafa nekk dafa vague. mission bi wallahi Sénégal rek taxu koo jóg, Afrique rek taxu koo jóg. mission universelle la waaye mbay ci sa wewu tànk waaw en commençant par ici. il est le sauveur de l'humanité mu bëgg a sowee Sénégal bëgg a sowee Afrique bëgg a sowee adduna bi yëpp. wala waral yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jami al wara yaa hadiyan rabaa wala xayrihi. néewuñu li fi tubaab bi indi na jëm fële waxuñu lool nañu ko bàyyi fii mu ni ñum waaye nañu indi lumière bi moom ci Serigne Touba lay jógee nañu indi lumière bi. ndax ñoom dafa am fu ñuy yem lumière Serigne Touba yemul fenn. domaine yëpp la concerné ndax yërmande ji dafa ëpp ci ku tedd ki loolu la xam nga lu yomb a comprendre waaw lu yomb a comprendre la ku comprendre lu da nga bëgg te comprendre waaye lu yomb a comprendre la dafa yomb a comprendre depuis 60 ba léegi ñu ne indépendance waaw ba noppi muy demee ni muy demee man ñëwuñu li fi tubaab yi indi baaxul ñun waxuñu lool de waaye dañoo am lu ko gën li ko gën nañu ko génne lii képp la. aywa il faut ngeen yërëm Sénégal yi nekkul ci am poste wala am salaire du loolu pluriel la ñu wax le pluriel intérêt commun la ñu wax l'intérêt de la population toute entière la ñu wax. faw ñu dellu si ci ku tedd ki lu ko mooy nux war Lamine li ma doon wax léegi ci constitution suprême nañ xool Arabie Saoudite xool leen xam ngeen réew yëpp ay am problème mais ñoo ci gën a néewi problème ku fa am problème individuel lay doon mais du doon problème commun. doo fa gis mukk benn étudiant buy génn di manifester d'accord donte développé nañ itam mais lu tax ñu développé lan moo tax ñu développé mooy dañoo accepter le prophète Mohammed wane ni moo jëkk te moo mujj. réew mi nañu accepter ni Serigne Touba la fi yàlla jiital nañ ko accepter. wax naa leen léegi ni humuril insaan ya'muru bi tadriji doonu lu ñuy tëb rek changer ko déedéet bu ñuy wax rupture bu dee ñu na rupture bi pas à pas lay doon du doon loo xamante ne bi da ngay jékki-jékki rek mu mel ni buum ni ko kàttit déedéet du loolu waaw parce que jamono laajul loolu Serigne Touba moo koy jàngale souplesse la waaw waaye pour fii soppeeku faw constitution bi 1 2 3 préambule faw ñu ni God is one faw ñu ne Allahu wahidun.
processus la néewuñu tey néewuñu ëllëg néewuñu ginnaaw ëllëg te dafa am ëllëg am ginnaaw ëllëg am court moyen et long terme étape bi ci nekk ak la mu laal yàkkamti wunu forcé wunu poussé wunu ndax dafon ak jal ba dañu koo bàyyi borom ko tëdd ki wallahi cey bu ñu ma déglu woon kon léegi ma neex bu ñu ma déglu woon wallahi kon léegi réew mi neex waaye nag li kulli shay'in ajal dolli leen muñ ji rek bu kenn yàkkamti Sëriñ Tuubaa dafa bari yërmande yaa malikal mulki yaa man jalla han xawadin irham jamii al wara ya hadin rada faw ñu jot ci sunu wàll ma ne faw ñu jot ci sunu wàll ni que normalement réalisme africain war naa mën a am mais buy basé wu ci idéologie Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. kon maanaam dañu war a changer paradigme yi changer pensée yi gën ko féetale ci li ñu gën a moom. waaw maanaam léegi dafay nekk espèce socle espèce réceptacle boo xam ne mbànd lay doon xam nga mbànd moom bu la nee ndoxum robinet mën na cee dem ndoxum teen mën na cee dem. maanaam abreuvoir. waaw mu ngoog loolu lañ ci jublu. dañoo bëgg rek ñuy référé wu ci parce que comme ku tedd ki li muy jàngale lépp lu baax la ci domaine yëpp façon de penser façon de raisonner démarche et cetera façon de faire yi muy jàngale yëpp yu baax la lu nekk jàngale na ca. te bu ngeen xoolee fi ñu toll nii loolu sax bëgguma cee dugg léegi waaye ku ne xam na ne démocratie bi minorité toujours ñooy nappaaje majorité ak fu mu am ci àdduna bi rek loolu dinaa ci ñëw ci kanam bu may def ak yéen conférence de presse. ay révolution la yu dul jeex lu mat 4 révolution yu bokkul mais day pacifique révolution culturelle ci la bokk ndax gis ngeen réew mi adduna bi waaw adduna bi fecc ak woy bu fekkoon Sénégal dem na participer du jël ndaare du dëgg mu mel ni révolution la boo xam ne dafa pacifique waaye domaine yëpp nag la concerne religieusement culturellement politiquement financièrement waaye nag ñi nga xamante ne bii ñoom lañ ciy njëkk a tàllal loxo mooy la jeunesse sénégalaise góor ñi jigéen ñi yërmande ji bi ciy ëppee ngir ñu fexe ba raayo wi réforme yi ñu fexe ba dañuy jël li nga xam ni moom la ko tedd kii digle ñu fexe def ko l'essentiel du texte de notre constitution. ñu ko defee rek premier article deuxième troisième rek léegi mbir yi leer. Il est devenu plus que nécessaire, voire urgent, d'essayer une nouvelle idéologie endogène basée sur le réalisme africain et tirée de la pensée de celui qui avait déclaré bien avant le président poète Léopold Sédar Senghor, que je le cite: la couleur de la peau ne saurait être signe d'idiotie ou de mauvaise compréhension. Fin de citation. En disant cela, Bamba venait de jeter les bases de la négritude. Par conséquent, qui mieux que lui est à même de nous extirper des affres du sous-développement? Concrètement, en quoi consisterait cette nouvelle idéologie? ñëwoon démb ña leen daan dar su sama révolution buy jóg ñoo may dar